aywa TIC ak nouveau média yi Mamadou yaa ngi fa tuddee xam nga xanaa dangaa nelawul bu baax. tey waaw yow benn fan nga fa am. moom yow fajar xam naa day. mais benn fan yeneen jours yi léegi leneen lu may def. moom da ngay nelaw beneen jours yi da ngay nelaw ba 8 heures. day nelaw ba 8 heures. ci internet bi lay fanaan parce que li xew si biir internet bi yëpp bu ñu xëyee mënu ko nettali. Mamadou tey da nga ñëw indil ñu lu am solo muy deep fake audio. voilà deep fake audio ak vidéo sama genre nga xam ne seen anglais boobu dafa xóotul dañoo yem ci xawaari yu gi lii moom boo ko waxee dañuy bëgg nga indi ñu ci ay leeral acca. léegi deep fake audio wala deep fake vidéo deep fake nag français en français bu ñu koy traduire littéralement mooy faux profond. faux profond mooy loo xamante ni wérul mais dafa mel ni à la limite dafa mel ni lu mujj nekk dëgg ndax boo koy seetlu loolu nag fu muy jógee ak li ko waral jamono ji li ko waral nag mooy semaine bi dañu dégg ci suñu confrères yu RFM yi ñuy def benn émission xalaas ñu ci déglu benn ndaw bu doon wax ne moom dañ ko nax ci téléphone lañ ko naxee nax ay waa këram ndaxte dafa liggéey ñu jël baatam transformé ma ko woote këram ñu yaakaar ni moom mooy wax te du moom. mu jox leen xaalis. mu jox leen xaalis mu nekk situation boo nga xam ne ñu bari di ko déglu ndaxte bi ñu ko waxee ñëpp di ñëw génnaat daan ne ku ci nekk dund na lu ni mel. loolu ci audio la am na ci vidéo fan la deepfake jógee ak jaloore yu mu commencé def am na benn élément bu ñu ci préparé. nan la mën a nekkee sax c'est la question que tout le monde se pose pour am tontu bi nañ dem seetaani élément bi ci Mamadou Ndiaye def. sama waa kër nee nañ man la ñu dégg ma naan leen xool leen ci sama sac à main yi. enveloppe bu xaalis. léegi dafa commencé bari lool fii ci Sénégal mooy lii ñu duppee deepfake. ni ma ko mën a misaalee ci tënk rek mooy utiliser li muy tuddee li tubaab tuddee intelligence artificielle donc pour defloo nit ki lu mu deful wala surtout waxloo ko lu mu waxul mbaa demloo ko amaana fu mu dem. muy ay montage yoo xam ni mën nañ ko def yàq fi mu ne nii discours ñenn ci ay personnalité politique waaye koo xamante ni tamit changer contexte bi nga xamante ni loolu la daan waxee loolu nag di ay jumtukaay yoo nga xamante ni seetlu nañ ko léegi ñu ngi ko jëlee ci ay intelligence artificielle. bu dee Massamba par exemple moo doon wax benn discours boo xamante ni amaana moo ko doon defee Diourbel disons dafay mel ni Massamba mooy wax en fait en réalité moom la mu doon wax Diourbel bokkul sax du tout ak yow ak moom li ñu koy waxloo ci vidéo bi en fait donc loolu mooy noonu lañ koy defee si vidéo. sort of visuals that obviously were planned long before. And then he had a press conference in the Rose Garden. Intelligence bi dafa egg foo xamante ni maanaam nit ki li ñu koy wax la wala ñu koy def dafay sori xóot ba pour nga bañ koo gëm moom sax boo ko xoolee mën naa bañ a gëm ni moom du moom mooy wax en fait. ñi nga xamante ni ñooy waa Google ak Facebook ak Twitter dajaloo daal di mobiliser wu ngir fexe xeex lii ñu duppee mooy deepfake Facebook nag bu ñu sukkandikoo ci Mark Zuckerberg mi nga xamante ni moo jiite filiale bu mag bi nee na dépensé na lu tolloog ci $10 millions koppar goo xamante ni ngir xeex lii di deepfake maanaam ay xibaar yi nga xamante ni wérul waaye tamit dañ koy changer ngir gën a joxe xibaar yoo xamante ni li leen gën a ñongal la ñoom ñi jublu ci ñaawteef yooyu. Je pense que dire que les deepfakes sont différents de la désinformation est une perspective raisonnable. Deepfakes de temps yi moom moo lëmbee jamonoom xam naa boobu batul xale yu branché tam ñu ne la moom mooy rakki Mama Mbaye en tout cas Mamadou Ndiaye naka la ñuy def ba am une bonne information quand même sur le web. parce que ñun ñëpp dañuy am partie bu am solo bu ñu ko jagleel mais quand même tu tombes souvent sur de mauvaises informations te danga peut-être nga jàpp ne lu wér la. voilà loolu mooy li ñuy wax rek toujours di vérifier donte vérification yi mënul sax di léegi lépp yemb à 100% ci internet wax joxe nañ fi ni ñuy vérifier vidéo am nga jaar YouTube Data Viewer bu nga xamante ne boo fa duggee waa Amnesty International ñoo ko def YouTube c'est très efficace boo xamante ne bu fekkee lien bi mi ngi ci YouTube boo ko ci dugalee mën nga am explication bi war ne vidéo bi kañ la dugg ba xam na dañ ko fekk voilà lii dina permettre nga xam vidéo bi kañ la dugg ba mu duggee ñaata nit ñoo ko ak ban contexte la duggee woon ci internet loolu am benn la ñaareel bi mooy deepfake dafa jógee ci li nga xamante nañ ko duppee léegi intelligence artificielle léegi commencé na sax ci ay Chine ak yeneen dëkk yi nga xamante ne léegi mbirum présentation ay télévision sax léegi ay nit ñi nga xamante ne mën nañ jàpp ne ay robot la ñu intelligence artificielle ñooy ñëw ñu leen waxloo pour benn ay chapeau maanaam ñi nga xamante ne dañ leen koy ñun suñu place ñu am ñoo xam ñoo koy ñëw di def mais boobaa très menacé sax surtout ci jamono yi ñu jëm mais bu boobaa dañuy mën ne dañoo wér ne dañuy joxe ay xibaar yu wér leneen li mooy nit mën na woote téléphone jël am na application yoo xamante mën nañ jël transformer sa voix
ba mu jox la voix wu Chérif Dia. allo Fati bu la woowee yow bu la woowee bu la demandé xaalis wala dara pour escroquer la loolu war na mën a nekk donc nag il faut toujours nga rester surtout audio bi ndaxte il faut nga gën a mën a bàyyi xel bu baax vigilance bi ndaxte loolu nekk na loo xamante ne fi mu ne nii comme ni ko waa benn agence cabinet bu nekk États-Unis daal di fësale woon ci atum 2019 bi ñu génn cabinet mi ngi tuddee Deep Trace Lab moom mi nga xamante moo joxoon plus de 14000 vidéos yoo xamante ne mi ngi circulé ci internet bi ci atum 2019 yoo xamante ne lépp ay fake news la mu ngi duppee ko li nga xamante ne mooy deepfake ci surtout ci li nga xamante ne mooy yiy jàll ci waatu mbirum baat bi tamit nekk na loo xamante ne lu compliqué la waaw méthode bi sax gis nañ ni lu fréquent la fële ca États-Unis bokk na teg cas Donald Trump Obama. Voilà Donald Trump Obama je pense am nañu extrait wu surtout bu Donald Trump bi nga xamante ne bi muy annoncé ni officiellement États-Unis génne na vaccin pour lii di faj lii di Sida. mu nekkoon fii tollé bi nga xam ne génnoon créé woon na ko ci internet bi ci atum 2019 mën nañu ko seetaan. Today, I have tremendous news. Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. waaw lii de da ngay jàpp ne. gis nga boo ko gisee ci kanam gi nga xam ni ci beneen contexte la doon waxee mais waxul sax waxi Sida ak li ñu jëm ba lii nag dafa poussé woon li nga xamante ni ñooy organisation mondiale ñi nga xamante ni aussi ñooy médecins yeeg ñëpp génn daal di def ay démenti daal ne lii wérul ndaxte ñëpp dañoo jàppoon ne xibaar bi. xibaar bu wér la te loolu ay nit ñi nga xamante ni seen xam-xam nag dafa xarala màcc lool ci mbirum transformation yëngatu ay mbirum intelligence artificielle. ba ni nga ko gisee muy wax da ngay yaakaar ne. tant que ñu démonter. ku mel ni Donald Trump xam nga bu waxee information yi bëri da nga naan am na parce que comme c'est un président atypique. il est spécial. Et puis surtout que c'est un président qui s'est détourné des canaux traditionnels. Voilà. Lui c'est un président des réseaux sociaux. bu bëggee wax Twitter am lay dem poster lu muy poster. te je pense que loolu facilement mën na. Fati kii nu mu tuddati vidéo Mark Zuckerberg léegi ñu ngi koy dégg mu ci wax. que deepfake audio. c'est différent de la désinformation mais dafa jege. vérité maanaam lu am mais loolu tey par exemple xam nga bu dee par exemple da ngay ut information ci wàllu internet bi ñu ngi doon gis par exemple li ñuy wax recherche documentaire wax nga ko léegi ak l'affaire rek li nga xamante ne par exemple Amnesty jox na ko gars yi pour ñu mën a vérifier mais léegi réellement lan mooy solution bi parce que tamit lii je pense que buñ ci gaawul jóg dina indi yeneen complication moo waraloon audition wu xam nga États-Unis dajale woon nañu ñi nga xamante ne ñooy gérer filiales yu mag yi ci mbirum internet muy Donald Trump muy Mark Zuckerberg mi nga xam moo jiite Facebook ak waa Twitter ak waa Google dajale leen di leen auditionné ndaxte dañuy bëgg xibaar yi nga xamante ni léegi mi ngi jàll ci mbirum internet yi surtout côté fake news bi ñoom ñu mën ci jël ay matuwaay ndaxte dañuy mën a expliquer pour mën a permettre internautes yi au-delà des données personnelles yi mais ñu mën a gën a mën a ay plateformes yoo xamante ni dañ gën a mën a gaaw vérifier yenn information yi ndaxte parfois désinformation yi mën na yóbbu dëkk bi ba ci kaw surtout ci yenn situation yi nga xamante dafa compliqué te loolu nag moo taxoon ñoom dañuy la dernière fois Mark dafa ni investir na lu toll ci 10 millions de dollars yoo xamante ni dafa permettre pour Facebook di gën a vérifier yenn information yi gis nañ ci ak kaawu Donald Trump yi nga xam ci élection présidentielle yi yenn information yi nga xam da ko bu ko joxee ci Covid bi dañuy expliquer que ni Twitter da koy retiré moom nag day parfois da ngay gis ni day xëy di casse pourquoi ñu koy génnee ci yenn ñu ne loolu fake news la te ñoom actuellement nii pacte bi nga xam ne signé nañ ko ak yenn ñi ci yenn fële ci États-Unis ak surtout internautes yi il faut léegi ñuy gën di fesal li nga xamante ne mooy xibaar yu wér. je pense que tamit su ñuy am ay jumtuwaay yoo xam ne dañu permettre ñuy authentifier surtout ay fichiers audio dinañu si jàppale parce que je me rappelle 24 heures chrono am na série la boo xam ne quand souvent c'est très proche de la réalité mës nañ jouer benn film boo xam ni que benn enregistrement audio boo xamee ni ñetti dirigeants du Moyen-Orient ñoo ko def ñu trafiquer ay voix attribuer leen ko mais ça a failli amener guerre mondiale guerre mondiale dañoo authentifier audio bi xam ne que lii dañu ko liggéey moom monté ko moom moo tax loolu kii je pense que tey jii tamit ci jamono boobu la ñu gën a nekk parce que souvent dañuy changer ay baat ñëw andi fi problème boo xamee ni kenn xamul ñu dëkk ñu suñu dëkk yi nga xam ne matewuñu noonu suñu doolee matul noonu dëkk moom la ñuy wax dañuy xalaat Afrique mais surtout yow baat nga wax sax mais léegi nag image yi moo gën a yéeme ndaxte mën nañu jël sa image def ko surtout
mën nañu wax ni ñun fii nga xamante ni internet duñ ci gën di gëstu tuuti lu baree bari li ci gën a am solo mën nañu jël image yu Ibou Diouf ñëw dugal ko ci loo xamante ni doo ko mën a xel du ko mën a nangu te nekk na situation yoo xamante ni ñëpp dañ koy déplorer te moo tax toujours il faut ñuy vérifier yenn information yi surtout image yi vidéo yi audio yi ñu koy xool bu baax ci internet ay fact checking bi moom bul bàyyi lépp loo gis même bu fekkee da nga gis ne lii jot na mën a nekk dëgg mais toujours ñuy vérifier am na ay plateformes yoo xamante ni ñi ngi fi te dina permettre aussi ngay vérifier donc vérification à 100% sax ñenn ñi dañ koy dàq ci internet mais loolu lu mën a nekk merci beaucoup Mamadou Ndiaye il est 7h33 dañuy dalal Lamine Samba ci li ci yéeni kay